salaamaaleykum la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange bi ñu nuyoo kenn ku nekk ci turam ak santam di ziar ñëpp di jox kenn ku nekk rek wàccuwaayam di ñaanal ñëpp jàmm di sàkk jàmm jooju ci yéen muy jóge ci yéen di ñëw ci ñun di sàkk it jàmm ji suñu borom subhaanahu wa taala wisaare ko ci àdduna wërngal képp ba mbas mi dal ci suñu kaw suñu borom teg ko ci àdduna mu law ba lawaale Sénégal yàlla nañ ko suñu borom teggil. di balwaat ak ñëpp ci weeru koor bi di baal ñëpp ak di ñaan suñu borom jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc jéggal ñu bàkkaar yu ñu yëg ak yu ñu yëgul te ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim ci koor gi jeexale ko ak alhamdulillahi rabbil alamin kenn bañ a manqué yàlla nangul ñu lépp loo xam te ne jaamu nañ ko ci. tey nag di dalal kenn ci man bu nekk suma xarit nekk suma frère nekk suma xarit nekk suma frère. lu yàgg nag dëgg la tey ñu koy dalal ci kër gi ak li jot xew ci àdduna wërngal képp ak ci réew mi muy pandémie bi di coronavirus mu am ay conséquences yu néfastes sur le plan économique waaye mu am ay scandales yu ñuy dégg mu jëm sax ci ceeb bi te tey kat ku tudd ceeb tudd suma xarit boobu suma frère boobu tey ñu indi ko ci kër gi muy Moustapha Tall le grand opérateur économique mon frère et ami dalal ak jàmm ci biir kër gi yaakaar naa nag tey waxtaan wi dina am solo ndax di nga fi wàcce loo xam te ni njëriñu kese lay doon di wax rek dañ lay bàyyi nag nga ñëw defal ñu benn introduction ci pandémie bi sur le plan économique ñu doog a dugg ci question yi kon nag jërëjëf di wax rek nag ñun ñëpp nañ ko teewlu jërëjëf mon frère jërëjëf mon frère jërëjëf mon frère di remercier aussi le modérateur Badou Ndir ci taxawaay bi jërë ngeen jëf. salaamaaleykum su mbokku panelu CAP Sénégal naataange man la Moustapha Tall opérateur économique doon seen gan tey ci panel bi di nuyu ñëpp rek képp ku ne ci panel bi rek maa ngi lay nuyu di la jox wàccuwaay di nuyu suma xarit Abdoulaye Fall mi nga xam ni moom comme ni ma dugalee sànq rek suñu diggante yàgg na suma xarit bu yàgg la depuis sunu benn coalition bu ñu amoon benn en 2012 muy leeral donc muy benn coalition bu ñu amoon ci élection législative yi 2012 donc fa lañ xamante woon te boobaak léegi yàgg na mais lu rafet rek laa xam ci moom donc di leen seereen daal nit ku baax la loolu nag moo tax sax ma accepté dugg pour ñu waxtaan ci actualité bi ak li nga xam ne mooy moom la ñuy dund tey ci Covid 19 bi di mbir moo xam ni jaaxal na àdduna bi yëpp rawatina réew yu néew doole ndax bi mu amee ñëpp ci réew yu néew doole lañ xalaat àdduna bi yëpp xalaatuñu réew yi am doole waaye gis nga ko bi mu ñëwee yaakaar naa ni réew yi ëpp doole ñoo ci gën a sonn ñoo ci gën a bari ay jafe-jafe kon nag mbir la moo xam ni daal ci ni ko gisee xaj na lu jóge ci sunu borom la waaye am na lum ci jublu ci ni ma ko gisee mel na ni dafay ñëw pour am lu mu corriger ay injustice yu fi nekkoon wala maanaa diggante yi nga xam ne daal moo waroon a am ci nit ñi ak réew yi peut-être amul ba moo waral mu demee noonu kon nag dañuy ñaan yàlla rek mu yam fi ba ñi nga xam ne ñoom la jàpp yàlla yëkkati leen ñu doxi seen soxla te mu bañ a te jàpp kenn ci àdduna bi yëpp yaakaar naa ne buñ ci jógee moom danañu amaat beneen àdduna beneen doxalin ci diggante nit ak nit ci diggante réew ak réew parce que lu mu gaaw rek nit ñëpp xam nañ kenn du dara yàlla rek mooy dara mais keneen ku mën doon doo dara mi dafun nga rek ba tax na ku am ak ku ñàkk ci bokk yem loolu rek jàngal nañu loo xam ni yaakaar na ni buñ fi jógee ñun ñëpp dinañ defaraat suñu toogaay waaw donc loolu daal laa ci jàngat di baalu ñëpp àq nag ci koor gi ñu dugg nii di war koo tàmbali ni ki suba am na ñu tàmbali tey
ah am nañ si des ñi si des ñu ngi bëgg a tàmbali suba kon nag yàlla nañ ci dugg ci bisimilah rahmaani rahim woor ko ci jàmm yàlla nangul ñu sunu koor yàlla may ñu am lu ñu ndogoo gannaaw bu ñu waree yàlla nangul ñu sunu koor defal ñu wér defal ko sunu njaboot yàlla def ñu génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla may ñu fekk koy at yu bëree bëri jërëjëf. jërëjëf ci question bi conséquences yi nag moom neexul a takk neexul a évaluer ndax loo xam ni tàmbali na te xamoo fu mu yem te lu tàmbali lu demee nii nga xam ni day bloqué économie kenn du dem kenn du dikk kenn du def benn presque transaction liggéey bi sax pour nga jóg liggéey sax jafe-jafe la ndax ennemi bi nga xam ne moom nga moo ne ci biti donc di réduire au maximum au minimum li mën la ñàkk rek lu mel ni pharmacie ak ay alimentation la ñuy permettre ñu ubbi avec des conditions draconiennes avec aussi bon mu nekk loo xam ne daal booy xool économie bi dafa bloqué wu de presque on peut dire 80%. 80% nag bu amee ci économie bloqué wu à hauteur de 80% ba 20% rek di dox xam nga 20% mënul couvrir lu 100% doon couvrir donc loolu bu amee bu yàggee tuuti rek la muy jur mooy récession économique mondiale récession nag bu amee maanaam ñëpp daanaka ñooy bokk yem kenn taneetul kenn parce que ñëppay laal suuf ñëppay toog ñëppay àggandoo suuf kon nag bu loolu amee maanaam dañuy dekk ci loo xam ni lu kenn mën la estimer xam nga guerre mondiale rek maanaam li mu daan indi ci ay conséquences économiques kenn xamul toll lii nag booy xool su yàggee moo raw sax guerre mondiale donc dañu ñaan yàlla rek mu bañ a yàgg yàlla dimbali ñu teel a arrêté mbir mi ba au moins conséquences yi bañ a àgg fenn parce que boo xoolee rek États-Unis nga xam ni mooy réew yu gën a mooy réew mi ëpp doole ci monde bi nga xamee ni dugg na fa gis nga li mu fa def waxuma la ñuy dee waaye boo xoolee économie bi rek na mel nga xool France xool Italie xool Espagne donc xool Chine te yooyu ñooy réew yi ëpp doole xool Angleterre ñooñu ñooy les grandes puissances mooy G20 yi nga xam ne ñoo ëpp alal ci monde bi ñooñu tey bu seen économie demee noonu ñun kon fuñ jëm parce que ñooñu ñoo nekkoon ci kanam di tiire ñu ci des ñu ci gannaaw buñ ñàkkee ñoom ñu daan dimbali bu ñu amul ñooñu daan abal léegi ñooñu bu fekkee dem nañ ba nekk nag ci situation yoo xam ne seen bopp la ñuy tal imaginel nan la monde boobu war a mel ba tax na mbir la moo xam ne daal bu teelu arrêté fa mu jëmee monde bi fa mu jëmee àdduna bi du baax waaw yàlla nag buru baax la te bari na yërmande am na yaakaar ni wala àgg fenn fi yàlla dana ci indi saafara daal voilà. waa asalaamaaleykum waa Cap Sénégal naataange Lamine Thior secrétaire général national adjoint chargé des questions politiques coordonnateur Cap Sénégal naataange Allemagne waaw maa ngi nuyu ñëpp ci nekk ak turam ak santam waaw di jël sama nuyoo di ko teg ci loxo président Abdoulaye Fall di ziar aussi suñu gan bi monsieur Moustapha Tall mais avant may dugg ci question yi dama bëggoon comme tey laa tàmbali weeru koor bi maa ngi baalu àq ñëpp waa di baal àq ñëpp quoi ndax xam nga wax dafa sew te peut-être panel bi peut-être mus naa fi wax benn wax boo xamante ne am na ko mu déranger waaw ma yëg ko wala ma ñàkk ko yëg donc maa ngi baalu àq ñëpp daal waa tey nag di kontaan bu baax dañu dalal suñu xarit parce que par ricochet comme xaritu suñu président la rek par ricochet suñu xarit la mais suñu ganu tey bi man dafa mus a def benn acte boo xam ne su ma juumul maa ngi koy rappeler parce que ça fait presque 10 ans de cela bon mu amoon benn geste bu mu defoon à l'endroit d'un lépreux benn vieux lépreux village de Koutal si je ne me trompe dafa yàgg quoi waaw mu jàppale woon xaw ma daf ko defaloon këram xaw ma lu mu doon mais sëñ Moustapha boobu laa la jàppee donc nit ñi dañuy wax affaire opérateur économique mais man lu ma retenir ci yow moom mooy un grand philanthrope
te man dama jàpp ne même sax affaire ceeb bi importation ceeb bi opérateur économique bi ngi ci affaire ceeb peut-être da nga koy def parce que da nga jàpp ne sa askan sa réew dafa bëgg bon peut-être ceeb bi dañ ko soxal bu baax daal donc donte sax yaa ngi ciy am mais aussi coono bi nga ciy daj est-ce que le jeu en vaut la chandelle parfois question boobu peut-être mën nañ ko factoriser mais dama bëggoon dugg ci sama 2 questions yu ma la kii parce que dafa benn interview bi nga defoon temps yi passe ci benn journal yaa ngi doon wax tamit ci muy dëgg bu wër péng manque de patriotisme boo xamante ne ñu ñuy yilif ñoom ñoo ko yor gouvernement bi ñu ñuy gouverner parce que ñoom dañoo jàpp ne des fois yenn marché yu bari dañ ciy beddi entreprise locale yi te loolu muy dëgg te même soo xoolee sa nébuleuse bi am ci affaire riz bi bon ñu faral ñoo xamante loolu c'est la vérité te askan wi yëpp a ngi koy naqarlu mais cependant dañu jàpp ne de janvier 2017 am na yenn sax ay yeneen chiffres quoi mais damay jël ci chiffre de janvier 2017 à août 2018 injecté nañu 445 milliards de francs CFA pour importation de riz te ñun dañu jàpp ne su nekkee balance commerciale su nekkee lu ñuy importer moom moo ëpp lu ñuy exporter suñu balance commerciale des déficitaires su nekkee li ñuy exporter moo ëpp lu ñuy importer suñu balance commerciale day am excédent donc comme lu ñuy importer Sénégal dafa bari donc est-ce que yéen ñii bon su ma nee vous damay wax ne par exemple yow ak say naataangoo importateurs yi de riz yi est-ce que yéen defu leen ba tey suñu balance commerciale bi dafay continuer rek di suufe quoi di sooxe et yaa ngi wax sa interview yaa ngi accuser état bi bon que moom dafa manqué patriotisme mais est-ce que yéen tamit en tant qu'expert le fait que ngeen di pousser chaque fois balance commerciale bi di gën a déficitaire est-ce que yéen tamit mënuñ leen boole ndoo comme état bi rek nu muy def quoi par rapport ak ni ñuy suuxalee économie bi daal waaw maa ngi wàccee kàddu pour dugalal beneen audio waaw sama deuxième question nag monsieur Fall moom mooy ci sa interview toujours da nga doon wax naan dañu war a réorganiser le secteur de l'information de l'importation du riz mais est-ce que yow jàppoo ne yéen en tant que comment dirais-je importateur est-ce que gënul woon yomb ngeen reconvertir rek nekk de gros producteurs maanaam ngeen di jàppale ci affaire autosuffisance bi ngeen nekk de gros producteurs pour léegi au moins ñu su ko amee ñu mën a réaliser notre souveraineté alimentaire parce que souveraineté alimentaire dafa am solo ci réew parce que day tax ba finalement am na nu muy demee sa dëkk du nekk en otage par rapport ak comme situation muy dund le fait que ñu jël ay milliards di ko dem di jëlee ceeb est ce su nekkoon ceeb bi béyoon nañ ko yéen en tant que importateur ngeen defoon nekkoon de gros producteurs est ce que par exemple milliards ñu doon dem di ko yóbbu beneen dëkk duñ ko kii suñu réew nga xam ne dinañu jàppale bu baax ci Covid 19 bi di la sant di la gërëm di la béggee merci. jërëjëf Lamine bon dégg naa say question li nga wax lu am solo la donc ça veut dire que donc yaa ngi may suivre bu yàgg man nag loolu bu ma koy defit defuma ko woon pour ñu koy bàyyi xel sax dama koy def rek parce que lu ma war la parce que man ci loolu laa juddu ci loolu laa yaru ndax samay waajur ay commerçant lañu woon des commerçants nag bu yu jullite yoo xam ni dañuy def liggéey bi ni ko suñu borom santaane di génne ay zakat bu at bi jeexee ñu génne seen zakat joxe man ci loolu laa juddu man maay suma tawu papa donc loolu lañ ma jàngal ñu may tàmbalee sax di liggéey suma papa daf ni ma li ma lay sant nga njëkk ko def muy génneel azaka boo amee lu mu tuuti génneel azaka topp na ma ci ay ñaari at ba ñett ma soog génne keroog bu ma ko génnee 20 000 francs la mu tombé weeru koor ay naar ganaar laa ko jox 20 000 francs yi dem na ba mujj gi may génne lu ëpp 100 millions ci azak kon nga xam ni loolu du mbiru caaxaan loolu nag moo waral bu ma àggee ci weeru koor toujours damay génne loolu di ko joxe te bëgguma mu génne weeru koor bi loolu nag xam nga lépp xaj na ci loolu nag ndimbal lu ne xaj na ci moo waraloon may def ndimbal yu mel noonu yu bare ba nag loolu moo indi
may wàcc fekk may dem ci ay Koutal ak ay Mbaling ay village de reclassement yi ay Paykouk ay Sawañ dëkk yooyu yëpp dama leen di yóbbul at mu ne ku ci ne presque ñaari yoon ceeb ci at mi te loolu yëpp ci zakat bi laa koy def ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga xam ni lu baax moom moo mel noonu dafa barkeel lu ñëpp bokkul ak loo moom yow rek looloo waral it bi nga xamee ni jóg nañ bay dal sama kaw parce que 2003 Abdoulaye Wade recevoir na ma ci gannaaw bi may recevoir gannaaw bi ma Mimran recevoir compagnie sucrière kooku bi ma recevoir daf ma doon laaj conseil ci suukaram bi parce que mi ngi doon def sucre depuis 40 ans def na ci xaalis bu baree bari mu la génn ci mbir mi mu woo ma di ma laaj xalaat mais la ma ko wax keroog dama ne ko président man dama yaakaar ni laaj bi dafa xaw a yeex tax ba man bi may laajee fekk na mbir mi bay mbuus ndax dem nga ba ci biir ba dugg ba ci biir mënatuma laa conseil waaye bu fekkoon ba ngay soog a dugg la boo ma laajoon ma ne la bul dugg ndax ni nga ko bëgg a defee doo ci am ndam moo tax 40 ans ñu ngi lay protéger suukar bi cher na trop Sénégal te mënoo fexe ba génn ci population bi aussi mënuñoo am suukar bu yomb par rapport ak yeneen suukar yu nekk ci yeneen réew yu ñu wër ndax mënuñu mètre bu nañu teg fa douane muy contrôler te même bool bu amee loolu bu amee sax douane yi ñoo njëkk a dugal suukar bi ci dëkk bi donc boo demee buntu Château sax suukar nga fa te suukar moo tënk baa nga fa kon da ngay sonal sa bopp rek xaj na loolu ma ko wax naqari ko parce que man dëgg laa lay wax soo ma bu bëggul ma wax la dëgg bu ma laaj mais ba ma ko waxee loolu nag xaj na mu mer dem boole maag Ablaye Wade daal di may woow ma dem wax ak moom ci affaire ceeb bi conseiller ko li ma xalaat ci ceeb bi comme ni moom nga waxee noonu organisation bi parce que man damaa nekkoon ci ceeb bi depuis yàgg na boobu ceeb mi ngi jar 41 francs Kaolack saako ceeb bi de jar 1940 muy les années 70 donc ma nekk ci dëgg ni kon war naa ci am expérience gis OCA en 4 caisse de péréquation ba nit ñi libéraliser ceeb bi bu ñu koy libéraliser nag en 95 ñu libéraliser ko avec sauvagement nga xam ni amul benn organisation donc te bu njëkk dafa amoon ay quota wala nga am quota da nga am dossier quota bi dafa am condition ñu am waxtu bu ñuy ubbi waxtu bu ñuy tëj te boobu état rek ko yoroon pour bëgg rek mbir mi tegu ci yoon waaye léegi naka lañ mën a nag pëlbati ko di libéraliser importation bi nga xam ne moo gën a dangereux ñu ne amul organisation nga loolu bu amee li muy indi mooy pëccëxoo bi moo indi tey industriels yi maanaam les multinationales chinois n'importe qui ñëw indi batom di jaay fii ci réew looloo waral tey ba du état bëggee ceeb bi dafa indi permettre ñi nga xam ne ay multinationales yi ñoom ñoo presque ak kii moo marché boobu parce que ñi ñu koy jox ci ñoom lañ koy jëlee ñu jël ko livrer ko état encaissé ci seeni profit waaye ba crise bi ñëwee en 2008 te booba 2003 moo ko waxee nañ ko organiser bu ko organiser woon du am crise ba ñëw 2008 ñun ñoo géré crise bi te perte nañ ci lu mat 150 milliards boole ko yeneen ak yeneen man mi hormis pertement bi bloqué nañ sama 430 millions pendant 5 ans yoo xam ne naguñ ma ko fay ba régime bu mujj bi ñëw ma ko mujj fay régime bu bees bi muy alternance 2012 bi biñ ñëwee en 2013 lañ ma soo ko fay avec 5 ans de retard xam nga ni jël 1 milliard nit bi nga ko téye ci dossier boobu muy dossier boobu nga xam ni dañ ko créé de toutes pièces ni ay différentiel de péréquation mooy la kooku du droit du fraude bu fekkee même loolu am na te bi nga xamee ne amul par sax ñu inventé ko jël la en otage avec la complicité de juge ñu téye la fekk moom utiliser na beneen dossier boo xam ne ay faux bonale bi la pour mën la ciy arrêté bu ma ko doon expliquer day gudd waaye ñëpp xam nañ ko ñëw naa ci plusieurs fois en long et à large ci médias yi kon nit ñi comprendre nañ loolu donc boo xool injustice yooyu ak façon yi gars yi gérer réew mi muy politiciens yi nga xam ne ñoo ne ca kaw ñu nekkee au sommet au lieu que ñu xool intérêt réew mi ñu ngay xool yeneen intérêt loolu moo tàddal Sénégal moo waral secteur privé bi ngay gis mënuñoo fexe ba avancer moo waral importation yi mel ni tuleeg màlle parce que dañoo ubbi commerce bi douane yi di soxla ay recette ñu ubbi lu ne la ñuy importer lu ne amuñ dara lu ñu produire parce que gëmuñu production gëmuñu industrialisation loolu moo waral nag tey balance commerciale boobu ngay wax déficitaire te tant que organiser wuñu commerce bi
organiser secteurs yi pour ñu am balance commerciale bu équilibré sax dana jafe loolu nag mooy li am donc booy xool li ñuy wax ci organisation commerce buñ ko organiser léppay ànd organisé wu industrie day organisé agriculture bu organisé wu commerce bi organisé wu su ko defee économie bi mën a avancer waaye économie mënul évoluer loolu une bonne organisation kooku c'est clair donc am moom ay chef ay chaîne de valeur yooyu mooy permettre nit ñi maanaam am ay emploi nit ñi mën ci organiser mën nañ liggéey gagner li ñu war a gagner état bi am ci li mu ci war a am opérateur yi am ci li ci am ñu protéger la économie ba un étranger du ñëw du fi dugg wala bu duggee bu ñëwee il est obligé de passer par les Sénégal par les nationaux donc loolu yëpp organisation la xam-xam la waaye ñoom ñi nga xam ne ñooy politiciens yaakaar ne ñoom ñoo xam lépp te mënoo xam lépp ñun defuñu économie théorie mais dañoo def économie pratique xam terrain bi xam aussi bu baax li ñuy def pour réew mi développer waaye du ñu déglu loolu moo taral Sénégal du ñu déglu te boo xam gi leen sax boo mu sax ñu xeex la ci loo xam ni parce que dañ laa gis rek ngay avancé ñu ne kii wër la avancé wala kii li muy liggéey daf ñu ko war a jox wala ñu dal sa kaw donc yooyu moo tax réew mi pour mu avancer dana jafe loolu laa amoon lu ma ci wax en attendant. waaw asalaamaaleykum waa Cap Sénégal naataange maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di baalu àq ñëpp si weeru koor gi di baal ñëpp yal nañu yàlla boole jéggal di gërëm suñu invité bi Moustapha Fall di rafetlu trop li mu nekk suñu invité tey man na dama amoon ñaari question rek première question bi mooy damay laaj daal passation de soumission yi quoi nan lay procédure bi nan lay demee quoi soumission de marché yi nan lay demee mu expliquer ñu procédure bi quoi mooy première question bi deuxième question bi damay laaj pourquoi secteur privé bi moom du gagner marché yi au Sénégal quoi dama gis étranger yi ñooy gagner marché yi quoi ñaari question yooyu laa doon am di ko laaj di ko sant di ko gërëm merci monsieur le modérateur. waaw Cheikh kon sa question bi mooy naka la ñuy organiser appel d'offres yi appel d'offres normalement ni ñu koy organiser dañ ko cadré c'est-à-dire boo nee dama bëgg a jënd dara da nga naan da ngay génnee da ngay def benn annonce ci journaux yi annonce bi ne boo ko annoncé dana am ay fan lu bon quelques jours bu mën a permettre nit ñi préparer au minimum 15 jours wala bokk lu mu gàtt muy procédure d'urgence mu am une semaine wala des choses comme ça au moins un délai bu permettre nit ñi su fekkee documents yi ngay laaj dafa xaw bari nga jël may nit ñi temps tuuti su fekkee nag ni du document yu bari yu simple la peut-être mën nga def délai bu gàtt su des procédures d'urgence aussi mën nga def consultation restreinte nag da ngay consulter ñi nga xam ne xam nañ leen ci mbir mi mais doo ko ubbi au grand public boo ko bëggee ubbi au grand public da nga koy annoncer comme ni la ko waxee ak des annonces dans les journaux donc loolu mooy première étape bi deuxième étape bi bu ñu dépôt bu ñu ci message bi aussi da ngay wax ni tel jour la ñuy clôturer tel jour la ñuy dépouiller bu ñu ko clôturer danañ ko dépouiller tel jour telle heure tel endroit publiquement par exemple dépouillement da nga koy ñëw ubbi enveloppe bi publiquement lire les propositions publiquement comme vente aux enchères amul dara luñ ci war a nëbb day am sax s'il le faut huissier bu nekk à côté donc lu ñu cadre la su fekkee nag yow da nga ñëw ni léegi da ngay def appel d'offre ba pare def lu mel ni consultation restreinte wala consultation téléguidée wala nga def noonu xam ne appel d'offre boo xam ne amul critère amul dara mu nekk appel d'offre public mais laajoo benn document bu tax nit ki war a mën a postuler loolu mooy appel d'offre boo xam ni da ngay am ay offre yu dul jeex donc danaan ñi ci warul bokk ak ñi ci warul bokk ñëpp dañuy bokk ci affaire ba donc amul benn sélection donc loolu déjà da ngay ubbil affaire bi ñoo xam ni amuñ ci benn xam-xam buñ ko gañee ñu ngi dem di ko wuti ay courtier ngay amal affaire te loolu yëpp ay risque la parce que da nga ci gis sax bay GIE sax mën naa bokk te loolu du yoon boo demee bay def appel d'offre yenn montant yi waroo ko ubbi de cette manière te bala ngaa def appel d'offre ci produit bu mel noonu nga waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur ba
ñu wax la si li nga xam ne moom nga war a intervenir ba du am jeexital ci seen liggéey surtout que secteur la boo xam ne bu sensible comme la ko waxee bi problème yi amee en 2008 bi Abdoulaye Wade intervenir ba def suspension des droits de douane indi subvention daf ko def subitement commencement bi amul maanaam préparé wu ko daa xëy rek appliqué ko donc bi muy dugg indi na jafe-jafe ndax ñi nga xam ne jàlloon nañ ba fay ba pare mënuñu dellu gannaaw donc amul benn mesure d'accompagnement bi mu koy arrêté daa xëy rek tak arrêté donc arrêté boobu mu arrêté tax ñi commandé woon seen produit indi ko ak si ñu ne di arrêté nañu fekk ña nga xam ne ñoom ñoo jàlloon ñoom jàll nañ ci régime boobu yow nga ñëw ñu ne leen léegi loolu jeex na te mënoo bàyyi marchandise bi foofu xamoo noo koy def da nga ko indoon pour Sénégal da nga obligé dédouaner ci liñ la wax boo dédouaner génn sa prix gën a cher fop prix ci marché parce que prix ci marché bi prix subventionné la loolu mooy indi pertement bi ñu lay wax ay 150 milliards donc loolu yëpp ñàkk a xam ak ñàkk a laaj moo koy waral yow mënoo xam lépp politicien nga dekk d'accord yaa ngi ci kaw fonctionnaire nga wala leneen nga la nga nekk nga xam mais leneen li nga nekkul xamoo ko loolu nag bala nga ciy intervenir da ngay war di laaj te loolu ñoom duñ koy def loolu mooy indi problème yi léegi nag man gis naa loolu gisatu ko ñu am ci ay problème ba tàyyi ma gis ñu annoncé lu mel noonu bëgg koo defaat moo tax man participer ma daal di bind ministre bi ni ko nag lii boo ko defee lii lay jur lii boo koy def nii nga koy defee boo ko deful li muy jur du baax dégluwuma mu daal di continuer daal di dépouiller bi ñu dépouiller gis nga li ci xaw ñi nga xam ne ñoom lañ retenir wala ñu leen retenir parce que xamuñ ci dara ay courtier lañ rek ñoo xam ni loola xamuñ ca dara ñu jël ko jox leen ñu dem di wuti fuñ ko jëlee pour livrer xam nga loolu wérul est-ce que ñooñu dañ ko mën a livrer est-ce que ñooñu am nañ confiance boobu est-ce que am nañ boobu garantie parce que dañuy dégg tel rek ne dàmm na état ngi def appel d'offre rek ñu yaakaar ne état moom xaalisam dafay tege ba boo gaañee ñu financé la sans nga livrer te état boo koy livrer da ngay am banque bu la accompagner état jox la bon de commande nga ñëw livrer ñu fay virer xaalis bi sa compte mais su fekkee yow nekkoo en activité ba am boobu confiance ak banque mosoo def opération bu tal noonu ban banque moo lay accompagner banque bi xamul la ci secteur boobu xam nga du la accompagner donc loolu yëpp ay échec la yoo xam ni mënoon naa ñàkk waaye nag wet di gis buñ tere mu të bàyyi mu gis rek man tere nañu ñu të bàyyi nañ leen gis nañu tey mu ne nii coow laa ngi nëkkur te loolu yëpp mënoon naa ñàkk waaw jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp di teg si lu nuyoo bi si loxo président Abdoulaye Fall mu jotale ko ci panel bi yëpp di jaajëfal suñu gan gi monsieur Tall si jot bi ñu may ba ñu mën a échanger ak yow ci wàllum Covid 19 bi ak aide alimentaire yi précisément waaw kon sama première question mooy bu ñu jàngatee la fi xew ñu naan marché bi ñu ko joxee jaar na yoon ñu naan jaarut yoon ba ñuy dégg ay entreprises yoo xam ne sax yow mi nga xam ne vétéran nga ci domaine bi secteur d'activité bi entreprise yooyu ñu tudd ma soo leen cee dégg ma lire ko ci benn journal fan yii passé nga si joxe sa position kon mu mel ni xeex bi du xeexu benn opérateur may laaj yéen opérateurs yi nan ngeen mën a def organiser woo ba sénégalais yi mën a xam wax ji fu mu féete ak bu ëllëgee yu mel ni bu amee ngeen mën sa jël seen responsabilité def ci la ngeen ci war a def kenn bañ a nangu wala foqati seen àq ak yelleef kooku mooy sama première question sama deuxième question ñu jàngat ci ne tey facture bi ñuy génnee pour génn ceeb bari na lool mu mel ni kon la ñu doon wax ci politique bi naan bay jariñu buñ ko defoon dans les rizières casamançaises wala feneen ak feneen wax na mën nañ faa def ak ceeb xëj na kon du woon egg foofu waaw et puis ak yëngu-yëngu Covid 19 bi ni may gisee nii ñuy génne des montants très importants pour jënd ceeb est-ce que le Sénégal pourrait après le Covid 19 se retrouver dans le spectre d'une pénurie de riz ndax ceeb mën naa manqué après Covid 19 bi waaw wala déet ma bëgg nga lu ñu si ay leeral mooy tënk kàddu yi foofu di la si jaajëfal bu baax di dellu di la jaajëfal si sa teewaay la ñaanal koor jàmm di ko ñaanal panel bi yëpp barkeb Cheikh Ibra. waaw jërëjëf ci question bi
ci li nga wax noonu ci commerçant yi lu tax mënuñu organiser wu pour mën a fexe ba bay ceeb bi ci réew mi mais loolu commerçant yi mënuñu ko def sans état jàpp ci état bi mu fi nekkee di def commerce ceeb bi booba kenn ñemewula indi ceeb moom rek moo doon def ceeb yor monopole bi yor exclusivité bi léegi nag bañ koy libéraliser dañ leen a forcer pour ñu libéraliser ko peut-être ak xol bu tàng moo tax ñu defee ko nii ñu ko defee ba organiser wuñu ko ñàkk a organiser boobu nag moo tax mbir mi mënuñ cee am ndam parce que ñoom xañ na li ñuy bañ mooy xañ na sama yaakaar ni ñoom liñ ko yor nangami at te nit ñi mënuñoon am sax ceeb bu baax bu ñuy dund bu ñuy jënd di ko lekk loolu ay ceebu mbalit lañ daan am ceebu yoo xam ne ceebu bon lañ daan am ba bi ñuy libéraliser ñun suñ ceeb maanaam riz entier bi intermédiaire bi nit ñi retourné wu di jënd ceeb boobu ñu gis ni ñoom comme ceeb bi ñuy jaay baaxul nit ñi suñu ceeb bi li mu cher moom la ñuy jënd ndax moom moo gën ci ñoom ñu yokkaat taxe yi dañoo caisse de péréquation dafa wax demandé woon état douane pour douane teg ci suñu ceeb yooyu bu ci ne péréquation bi 35 000 bi 25 000 maanaam kilo mu ne 25 bi 35 francs loolu fu ñu koy teg loolu yëpp pour wane ni rek xaj na bëgguñu woon ñun ñu am ndam ca loolu ñu daan def wala ñu am ci dara waaw pourquoi yow nga ne kay sénégalais di fonctionnaire yéene woo commerçant sénégalais bi am ndam am dara pourquoi foofu lañ ko commencé ba bi ñuy libéraliser ñu defaat pire que loola mooy dañoo jël marché bi nga xam ne dañ ko organiser ñu saboté ko ubbi marché bi fu waay lu waay neex def waaw loolu est-ce que ànd na ak bëgg marché boobu ñu organiser ko ak marché bi mën a nit ñi koy def man ci génn non xam nañ ni li ci ne xam nañ ni lii buñ ko defee ñun dañuy dee ba jeex ñoo ko tey parce que bu fekkoon ne yoruñu woon marché bi sax nga mën wax ni xamuñ ci dara mais dañ ko yor pendant 35 ans man may quotataire xam ni ñu exigeant woon ak niñ ko doon contrôler des mètres de mètres di ko gérer des mètres de mètres ñu xëy libéraliser ko de cette manière du man pour man ñoo ko tey xaj na cadeau empoisonné lañ ci jublu pour que ku lekk dee bu ñëpp dee ñoom ñu jëlaat marché bi xaj na loolu lañ ci jublu waaye loolu nag bokkul ak maanaam defar développement wu réew mi nga xam ne moom nga yore di ko diriger réew boo ko yore di ko diriger ñëw ni leen koo bëgg a développer am na ci loo xam ne waroo ko def te ñoom loolu la ñu def bu fekkoon ne dañ ko def ba pare ñu bàyyi leen ci sax bañ leen wax dara ñu mën a wax mais dañ ko def man mii nga xam ni man rek am na xam-xam bu ma ci am te it mën naa wax ak ñoom man wax naa ak ñoom fu ne ci bureau ci biti ci ko fu ne wax ko ci média yi wax ko ci télévision wax ko ci rajo yi te taxul ñu def ko kon kay ñoo ko tey kon bu ñu taxawee fii nag nan lay autosuffisance ci discours dañoo bëgg autosuffisance ci discours pour nit ñi tàccu waaw ñu ngi liggéey génn xaalis jënd ay matériel yónni ci yóbbu ci vallée bi nangam mais su fekkee ni loolu yaa ngi koy def te bëggoo am autosuffisance doo ko am mais man su ma ko bëggee te may nit xam war naa xam fi may jaar ba def ko même bu ma ko xamul sax bu ma dégg kuy wax danaa ko déglu religieusement ba xam ndax kii li muy wax yenu na maanaam wala yenul maanaam bu yenoo maanaam ma topp ko mais pourquoi boobu ba léegi loolu amul parce que dañuy wax mais bëgguñu au fond bëgguñu affaire bi am bëgguñu développement bi bëgguñu ñu am autosuffisance lii mooy mbir mi man loolu laa gis ba tax na kon bu kenn wax commerçant yi dara commerçant yi ni ñu mel nii yaakaar naa ni sax ñoom ñoo ko def parce que ñooy diviser commerçant yi ba commerçant yi duñu ànd parce que même organisation syndicale yi li tax ñu bari ni ñoom ñoo dugal seen loxo ci biir ba mënuñoo ànd 50 ñaata ko organisation presque parti yi toll léegi association yi toll ni te pourtant mën nañoo dissoudre association yëpp taxawal lu mel ni chambre de commerce ñëpp daje fa baykat baa nga fa nappkat baa nga fa commerçant baa nga fa industriel baa nga fa pourquoi nag ñu am loolu ba pare wëlbatiku di autoriser ay association wala ay syndicat yoo xam ne dañuy wax au nom des commerçants pourquoi soxlawu ko ñun suñu gouvernement ci chambre de commerce la nekk am nañ lépp foofu bu état di ñëw wax ak ñun dem chambre de commerce lu ñu tëral ko foofu bu autorité ay hôte ñëwee wala ay gan ñu jóge bitim réew bu ñu ñëwee wala ay délégation chambre de commerce lañ dem duñu dem ci benn organisation syndicale kon organisation syndicale yooyu amul boobu importance surtout que du rapporte dara dul ay divisions yi dul jeex rek bu lu mel ni jógee ñu jël ko jox ko kenn ki boo léegi jox kële fenqaloo bi ñu gën a diviser wu
état di gën a kon état di gën a def lu ko neex mais su fekkoon tey opérateur économique regroupé wu nañu chambre de commerce kon maanaa lu ñu yëkkati lu ne dañu xam ko mérité danañ aussi organiser wu ñun ba ñëw taxaw ci état ne ko ñun nii la ñu organiser wu kii mooy industriel bi kii mooy grossiste bi kii mooy détaillant bi nangam organiser suñuy mbir mais su fekkee nag ñun dañoo tasaare fa ñu war a àndee nanguñ ñu dem fa organiser wu fa naka la ñuy mën a tabaxee dara lu dem man coow li muy bari man rek may coow ña ca des ñu ngi seen ruq comprendre ñu ba pare ñu boole ko di jalouser yaakaar ne yow li ngay def pour sa bopp la man su ma doon def pour sa bopp wala may wax pour sa bopp kon dama am problème kon ba ma njëkkee toog kilifa réew mi damay ñëw wax ak moom mu jox ma mu defal ma li mu bëgg maanaam jox ma monopole comme ni ma ko proposé woon kon ñoom duñ gis dara man defuma loolu ma ni non man je ne suis pas éternel te dama bëgg ñu tax def loo xam ne réew mi day développé pour de bon parce que man dama fi jaar jàll keneen day jaar jàll donc nañu tabax loo xam ne boo liggéey suñuy doom ak suñuy sët ñëw mën ci continuer mais loolu defuñu ko waaw te jàppale wu ma ci loola ba ñuy xëyee di dal sama kaw fii lañ toog di ma xool kenn jàppale wu ma ci bañ ma tëjee ci kaso bi kenn jàppale wu ma ci ba may fay 1 milliard yi kenn waxu ci mas ngaa gis nga tëye nit ni kii du fi jógee te fayul 1 milliard 1 milliard bu 1 franc sax wàññi wuñ ko ci te cash ci ay fen loolu Sénégal rek leer boobu ba léegi nag maa ngi ci topp état Sénégal tey maa ngi leen di réclamer 15 milliards ci 1 milliard boobu ñu ma jëlee 15 milliards laay laaj sans compter nag li ma war a poursuivre ñi nga xam ne ñoo ko def mais état du Sénégal rek 15 milliards laa ko laaj te 1 milliard lañ jëloon ci parce que ñu ngi jël xaalisu ñu ngi dédommagé ku ñuy wax bi tiku koo xam ne ay visa rek lañ ko doon defloo arrêté contrat bi ci bon arrêté visa yi prématurément mu réclamer 14 milliards jox ko 14 milliards man mi Sénégalais di doomu réew mi munu ñu tooñ ma tooñ googu ñu ma tooñ dossier yaa ngi fi nañ ko xool bu fekkee def naa dara ñu teg ma lu ëpp loolu bu ma defu dara ñu dàmp ma jaloo ma sama alal nga xam ne jëfu nit la kooku kañ fa tegoon fal ko moo ko def te waru koo def ak ñoom àndala kon état du Sénégal mooy fay parce que mooy employeur am donc loolu la mbir yi tant que doxul ci yoon réew mi du dem fenn parce que mbir yi doxul ci yoon lu waay neex def ñuy def lu leen neex kenn du wax ñuy jël nit ñi leen tëj ci kaso bi di jël seen alal di def lu leen neex te kenn du ci wax mais avec ça naka la réew mi mën a avancé du avancé du dem fenn wala boog du gaaw. asalaamualeykum Cap Sénégal Natangué man la Mariam Sall coordonnatrice Cap Sénégal Natangué Pout aussi balaa ñuy commencé ma teg nuyo bi ci loxo président Fall te di beral nuyo aussi tamit suñu invité du jour muy monsieur Moustapha Tall te di la wax dalal ak jàmm si suñu panel bi te ñu lay wax ne contentement bu rëy lañ ci am te aussi tamit mooy profité nuyo waale suñu modérateur mu Mbadou Ndir macha allah te ñuy ñaan yàlla dugg ci koor bi bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin te ñaan yàlla saafaral mbas mi nekk ci suñu kaw muy si àddina wërgal képp yàlla génne ko ba ñu mën a delluwaat si suñu sago te ñu gis ne wax fa dëgg yàlla Covid 19 bi bari na li mu yëngal te ba ñu gisee bu mu yëngalee aussi tamit chef d'état bi lancé un appel ñu gis doomu réew bi ko am ak ko amul yëpp génne as tuutam teg si table bi. ñu war ko mën a def fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 ñu gis ne aussi tamit xaalis boobu bu mu teewee am nañu si lu si jip comme aide alimentaire bi ñu gis ne nee na nit ñi nee nañ scandale buñ ko mënee wax tuddee noonu léegi man may laaj yow ban jàngat nga ci am ci gestion aide alimentaire boobu en tant que opérateur économique ñu dellu si waat boobu mooy sama première question. Deuxième question bi mooy gis nañ fi ne ni ñu octroyé marché yi xaw na des leer ci bopp doomu aadama yi léegi nag am na ci ki nga xamante ne soupçonné nañ ko de deal avec l'État ñu joxoñ ko baaraamu tuuma léegi nag xam na après gis naa ko mu yëkkati kàddu peut-être que pour dàq tuuma ne moom liñ ko jox muy 9 milliards lu wàll du jëm si wàllum ceeb bi 9 milliards et quelques nee na gis na ni loolu de état waroon na joxe sax lu ëpp loolu parce que loolu liggéeyee ko tamit dina xaw a metti tuuti mais en tant que nekk ci biir dëkk bi di ci dàq wërsëgam tax na mu jël xaalis boobu dem wuti ci commande boobu ñu def mu ëlbati ko waat daal di ne
gis na tamit am na commerçant yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi joxoon nañ leen ko proposé woon nañ leen ko mais ba ñu gisee ne dafa néew aussi tamit dañoo dellu ginnaaw jëluñu ko may laaj ne xam naa xëy moom en tant que franco-libanais moom su mënee am yërmande ba war a mën a jël xaalis boobu war ko mën a dem jëndi ji ceeb pour indi ko ci biir askan bi yaakaar naa ne doomu réew mi juddee ci réew mi màggee ci réew mi te ñuy yëngu ci loolu kon naar bi warul leen mën a gën a rafet taxawaay ci boobu naam ci li mu wax mu ëlbati ko waat daal di ne moom metti na ci woon ci moom loolu moo tax dafa dem lebi banque xaalis bu bare pour mën a honorer engagement boobu ba léegi moom te dugal na ci xaalisam te wóoru ko état bi du ko fayagum léegi ci mën na dem ba ci kanama kanam loolu tamit xaw a lënt suñu bopp parce que bu ñu nee les fonds sont disponibles xanaa nit ki su demee ba ñëw war nañ ko bu excès war nañ ko jox li mu moom puisque kenn la warut a mën a leb parce que xaalis bi dañ ko dajale pour ñu mën ko dugal ci foofu man bay laajte ndax foofu noonu monsieur Moustapha Tall lan mooy ñuul ci soow bi parce que boo ko xoolee daal am na lu ci mën la xaalis bu disponible wax fa dëgg yàlla lépp dàq ko ay at wala ay weer amu fi kon nag am na daal lu dese leer comme que nag yàlla may nañu opportunité ñu jàkkaarloog yow te lu ñuy naan tungu ne du teew ñu koy nataal am na ci loo xamante ne am nga ci expérience par rapport ak ñun ñu bëggoon daal taataan sa xalaat ci par rapport ak situation bu ni mel di dellu aussi tamit di la gërëm di la sant si sa teewaay bàyyi nga ay soxla bàyyi nga ay yitte jox ñu sa temps boobu it yàlla na ko yàlla def ay yiw mu delloo la ko ba fi ngeen am yéene yóbbu ko Sénégal ñun ak yéen yàlla may ñu yegg foofu jërëjëf. jërëjëf soxna si donc xam nga kon déjà wax moom toujours boo ko déggee rek boo teyloo rek da nga xam ni kii li muy wax yenu na maanaa wala yenul maanaa xam nga boo xoolee ceeb nga xam ne ñun dañuy waxi quota booba dañoo homologué woon prix yi booba ñi nga xam ne ñoo ci daan yëngu bariwul ay sénégalais yu baree bari boole noonu ñoo jaay ceeb duñ ko jaay parce que ceeb amul bénéfice ceeb produit la buy woote maanaam boo xamee ceeb da nga mën a jaay ceeb bi jaay leneen loolu lañ mas a jàppee ceeb daawul am bénéfice waaye dañ koy organiser ba du lamb sa loxo dañ koy organiser ba du yàgg sa loxo donc dañu ubbi kotaay di tëj loolu moo ci bàyyi woon nit ñi donc ceeb bi lum ñaaw bala ñoo ubbiwaat kotaay dañ ko jaay waaye su fekkee dañoo nag libéraliser marché bi ubbi importation yi amul limite amul kenn lu waaye neex def marché bi nekk en permanence en danger maanaam tout le temps bateau yaa ngi wàcc tout le temps marchandise baa ngi wàcc yow yaa ngi jënd loo xam ne mënoo ci am bénéfice bu bëri li nga ci am du bëri pour nga mën ci génn il faut nga jaay lu bëri waaye loolu bu amee ñu ubbi ko na yow mu doon sa liggéey yow nga nekkoon ci booba temps nekk quotataire ñu libéraliser nga daal dem wuti ay ligne de crédit bancaire yaakaar ni xaj na ñeneen ñi duñ mën a am ligne de crédit parce que yàlla may na la yow nga am boobu chance ba na léegi nga commencé état waroon nag moom avant loolu di am sax mu agréé ñi nga xam ne war nañ am capacité ba pare organiser commercialisation bi parce que bu ñu organiser commercialisation bi comme ni ñu ko doon defee nga xam ne am ay quota nit ñi di ko jënd si ci ñu ko war a jëndee kon maanaam boo indee sa ceeb it pour nga jaay ko dana jafe donc loolu yëpp état moo ko def waroon na organisation def ko nag ñu ne ci loolu pendant ay at yu dul jeex perte ci alal yu dul jeex léegi nag man ci diggante bi ku ne gis na li nga xam ne moom laa ci liggéey ci wàllu fexe ñu conseiller nguur gi pour ñu am autosuffisance parce que réew moo xam ni dañoo am ay suuf am ndox am ay liggéeykat war nañoo mën a fexe ba di bay ceeb boo xam dañ koy dunde bay exporter sax comme ni ko yeneen réew yi defee léegi li tax mënuñu ko def rek mooy organiser wu ñoon te xam naa ni bi fi kees gi nekkee it noonu la meloon bi libéraliser comme privé bi la bu privé yoree privé bi moom du bokk ak état bu ñu organiser bañ mën a génn ci li ñuy def rek dañu daal di mën a bay rapidement pour mën a am autosuffisance loolu laa bëggoon 2003 bu ñu ko defoon tey ñu ngi en 2020 17 ans tey kon waxatuñ waxe ay importé dañuy wax lu ñuy exporté waaye kenn du waxate importé doo déggati importateur aussi producteur ngay dégg wala leneen waaye doo déggati importateur waaw loolu yëpp nag amul ndax ñi nga xam ne ñoo ko war a organiser ñuy état ñoo ko deful waaye ñun mënuñu ko defal suñu bopp loolu moo indi retard bi
wàllu nag marché bi nga xam ne moom lañ doon joxe bañ ko tàmbalee niñ ko defee woon niñ ko commencé laa xam ne lii jubul jarul yoon jub ma teel a bind ni leen yoon wi li ngeen def nii du bu ngeen ko defee du baax dégluwuñ ñu daal def seen appel d'offre niñ ko xalaate def seen attribution mais niñ ko attribué gis nañ ko ñii amuñu ñi ay courtier li ñi xamuñ ci dara wala léegi comment ça fait que yow nga mën a de ab postuler ci benn marché ki lay jox ceeb bi bokk ak yow même postuler ci marché boobu yow moom mu proposé prix bu ëpp yow prix bi nga proposé ba yow nga gagné ko pour wala mën a dem ba dugg jënd ko ci moom xam nga loolu yéenul maanaa te ñun xam nañ ki nga xam ni moo koy jox ceeb bi muy Dreyfus boobu man maa ko indi Sénégal man maa indi woon maa fi nekkoon ko représentant maanaam man la doon liggéeyal fii ba ñu am marque boo xam ne maa ko doon commercialisé Big Joe xam naa war ngeen ko fàttaliku boobu temps Dreyfus boobu moo doon sama fournisseur léegi nag dañoo nekk en conflit ñu nekk ci ay jafe-jafe mag moom moo tax mu indi ceeb bi moom di ko jaayal boppam bi mu ñëwee nag indiwaat wàcce na ceeb bi ci ay magasin bi ñu defee appel d'offre bi naar bi gagné naar bi nag ci moom la koy jëlee mais naar bi courtier rek la naar bi bu taxawee fii nag naan moom day lebal état xaalis fu mu jëlee xaalis muy lebal état te même bu fekkoon ni tey état organisé wul marché bi mais mu am au moins marchandise bu toll bu war a jënd mais na waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ne ci marché bi ñu conseillé ko ah te bu ñu ko conseillé ci li ñu ko war a organiser après mu xool nu mu koy séddalee sax ñi nga xam ne ñoo nekk acteurs yi nga xam ne ay acteurs Sénégal yu ñu xam loolu naar bi def ku ne mën na ko jël ceeb maanaam jël un marché jënd ceeb bi ci benn fournisseur daal di koy livrer am ci dara courtage ku ne mën na ko donc loolu rek la affaire bi jubul teguwul ci yoon bu juboon tegu ci yoon kenn du ci wax dara dafa jubul tegul ci yoon te it lépp noonu la mel diwlin bi nga suukar beeg diwlin beeg gis ngeen ko suukar bi nga wax ay Unacois Idicam Unacois diwlin bi Idicam Unacois ay milliards encore foofu y a presque moom diwlin bi ñu ngi wax ay wax 20 milliards xam nga kon xaalis bi bari na te prix yi ñu koy jaayee bu doo gis mu ñu bind ci seen montant yi prix bi ñu jaayee da ngay gis rek ñu def société boo xam ne kenn xam ko ay sociétés yoo xam ne amul benn représentant mosuñu def dara mosuñu importer fenn boo demoon fichier doo gis fenn fu ñuy importer am na ci yoo xam ne sax kenn déclaré wu leen yooyu ñooy gagné ay milliards est ce que loolu yoon la marché milliards marché boobu duñ ci def tonnage duñ def prix waaw dañuy def rek maanaam turu société bi def montant turu société adresse montant loolu mooy nag xam nga loolu daal leerul comme nag leerul moom kenn du ko rafetlu te xaalis bu bari la xaalisu réew mi la xaalis bi teew na bu la nee dañ koy day lebal état day fen xaalis bi mi ngi ñu teg dañuy jënd donc xaalis bi mi ngi ñu teg ñu teg ko de côté dégagé nañ ko naar bi loolu rek moo lay woon day fen naka nga mën a waxee naan damay lebal état ay presque 17 milliards wala yooyu di ko lebal état te fu mu jëlee xaalis bi ban banque moo koy financé am na wax yoo xam ni dafa jéegul dafa rafetul sax wax yéenewul maanaam voilà jërëjëf. Salaamaaleykum Cheikh Tidiane Gueye membre comité disciplinaire CAP Sénégal Natangué di nuyu Serigne Moustapha Tall di la dalal ci panel bi di nuyu suñu président di am rek ñaari question ñu lay laaj xam naa sax ci xaw nga dugg ci yenn yi tuuti rek mais ñu gën ci amee éclaircissement rek parce que Moustapha Tall képp ku yàgg suivre le secteur privé Moustapha Tall du nekk gan ci yow man surtout suma mosaan dégg ceeb Big Zo automatiquement damay xalaat Moustapha Tall mais fan yi ma suivre la à la télé je crois si je me trompe pas c'est ITV ñu invité la fa di la laaj ci passation marché ceeb bi niñ ko defee loo ci xalaat nga ni man de yéeguma ko affaire boobu jaaxal ma ni Moustapha nu mu mën a nekkee opérateur économique ci ceeb man ñu xamee ko ci ceeb mu ni yëgul lii kon peut-être y a quelque chose lu xew ma bëgg laaj Moustapha da nga yëngootul ci importation ceeb wala comme man temps yi maa ngi doon dégg même secteur privé sax maa ngi déggoon sax temps yi ay format problème mu ñu teg ay plateforme
pour nga mën a importer ceeb il faut nga dem ci vallée bi jënd ci ceeb vallée bi pour mën a am quota pour mën a importer yu mel noonu yëpp ma koy dégg man yow noo mën a def nga nekk fii en tant que importateur wala ku yëngu ci ceeb ñu mën fi def lu toll ni 69 milliards comme ça ci ay denrées yooyu yow nga war a nekk yëgoo ko man loolu vraiment man jaaxal na ma. sëñ Moustapha tey ma la bëggoon laaj ni yéen tey bu ñu nee Sénégal le secteur privé le patronat ba nga xam ni je pense que yéen patronat bi ngeen am Sénégal est-ce que bu ngeen doxoon ni ngeen war a doxee yéen état dina mën ci yéen dara parce que tey ku ni le patronat sénégalais on peut citer hormis yow Moustapha Bocar Samba Dièye dégg xam nañ ko ci Idi Thiam dégg nañ ko ci Mbagnick Diop a ngi fi Kama ngi fi Baydi Agne ngi fi avec même dégg naa sax plateforme bu ñu formé temps yee ñu ne les investisseurs bu nga xam ni Papa Ngom moo ko jiite mais est-ce que yéen ñii su ngeen ànd woon takku doxee ni ngeen war a dox tey état est-ce que dina leen mën a nasaxal est-ce que état sax dina am sañ-sañu di wax ci économie te yéen toogu leen nekk les décideurs wala man yéen dama yaakaar ni est-ce que du yéen le patronat la ngeen di wax turu patronat ci kaw rek mais ku ne di dox ses intérêts personnels waaw ku ne di dox rek ci selon bëgg-bëggam ngir mbiram dox su ko defee patronat bi ngeen bubboo ko rek quoi man daf mel loolu la may niru vraiment Moustapha ma bëggoon nga leeral ma daal yéen le secteur privé qu'est-ce qui ne va pas est-ce que yéen bu ngeen lëkkatoo woon takkatoo est-ce que du ngeen tey le commerce grosso modo du passé fu mel nii plateforme bu ngeen bëgg est-ce que du ngeen ko mën a véhiculer laa bëggoon daal vraiment nga leeral ma ci maa ngi lay nuyu di la sant di la wax ni man vraiment naw naa la xam naa sa taxawaay ci secteur bi xëy na bon yàgguma jonjonte yéen mais nekk naa ndaw di leen topp daal yow defe naa ni am nañ fu sa ànd ci ay tournée xam naa la xool naa sa comportement gis naa sa bëgg-bëgg sa taxawaay mais vraiment il faut que nag yéen loolu ngeen ñu ci leeral di ci décrier daal ba nit ñi xam qu'est-ce qui se passe. moo lay won ni mbir mi jaarul yoon ndax yaakaar naa ne bu ñuy wax ceeb Sénégal ñi ci gën a ràññiku ci la bokk ñi ci gën a sonn ci la bokk ba waxuma la sax mag ñi waaye xale yu ndaw yi sax boo leen laajee kii def ceeb Sénégal man la ñuy wax ndax li ma ci liggéey kon nag bu fekkee ni ñoom dem nañ bay xalaata def lu mel noonu ñun ñëwee ci dëkk bi tukki wuñu demuñu fenn yëguñu ko lu dul di ko déggale ndéem ci mbedd yi rafetul waroon na balaa looloo am ñu def ci ay réunion xool nu ñu koy defee waaye doo dagg ci langue rek ñëw jël sa benn journal génne fa benn kii boo xam ni leerul sax parce que man bi ma ko liiree dama gis ñu def benn annonce ni dañuy jënd commissariat sécurité alimentaire moo bëgg jënd ceeb waxul tonnage 5000 tonnes la wax ku am 5000 tonnes booy jaay proposé alors boo proposé nga maanaam da ngay def sa enveloppe def ci sa prix daal di déposé ma ni man lii du ma ci bokk noonu laa ko yëgee loolu moo tax ma ni yëguma ko parce que yëguma ko waruñ koo yëgew noonu looloo tax ma ni yëguma ko waaye journal bi gis naa ko ñu bind ci annonce boobu bi ma ko gisee nag ma xam ne lii ay caaxaan la ci laa bind ministre bi ni ko bool buñ ko def boo defee lii dana jur lii pour man du ko def ba pare ma bind nag premier ministre non plutôt ministre du commerce ampliation bi ma yónnee bi lettre bi ma yónnee dama ko defar ampliation premier ministre du commerce ak président de la République pour wax leen li nga xam ne moo ci nekk ci ay danger ci bu ko fekkee ni defee na ko noonu waaye terewul ñu daal di dox def ko niñ ko bëggee génne seen liste waaw la ma doon wax nag moo feeñ ci liste bi parce que bu liste bi génne ñëpp gis nañ ko am na ci société boo xam ne amul sax ñaari société kenn nit la mu nekk ci benn adresse moom la génne donc pour gagner presque les 50% du marché parce que les 60% du marché bi naar boobu benn nit moo gagné ci benn adresse te loolu yëpp ba ma koy wax man xalaatu moon sax dañ ko defee noonu mais dama ne rek noonu ñu ko bëgg a defee baaxul te awul yoon te la muy jur lu baax waaw ndax dafa nekk marché bu sensible voilà léegi nag comme ñoom dégluñ ma ba def liñ bëgg a def ça va def liñ bëgg a def loolu moo waral li am waaw léegi daal man nag du ma nekk fii ci secteur boo xam ne
dafa am problème man maa ngi koy décrier fu ne taxaw naa ko fa wax ni nañ ko réorganiser may continuer di def la ma daan def ay big joke yooyu yëpp ngay dégg solo signaar ak man moom laa samay produit la yoo xam naa ko daan def te it ku ma xam na ci ceeb la ma xam ci diggante bi nag bu affaire bi baaxul man duma continuer di def comme na ma ko daan defee léegi yow yaa ngi indi ci fournisseurs yi nga xam ne ñoom ñooy multinationales yi nekk bitim réew ñoom ñu waroon toog seen réew te ñoom ñoo la ëpp doole banque yi ñu am amoo ko moyens yi ñu amoo ko ñooñu mënumaa xeexee ñoom mënumaa concurrence ak ñoom léegi nag comme ñoom dañu ñëw di indi ay bateau 40 000 tonnes yor seen i magasin yu jënd yoo xam ne duñ pa bokkuñu daal ay catégorie nit ki booy bokk si da ngay bokk ak ko yemal catégorie ñoom ñoo ñu ëpp doole foofu ay multimilliardaires lañu ñu ngi ci marché yëpp ci monde bi ñun ñu yem ci marché Sénégal boo xam ne marché bu jafe la nga bëgg a xeex ak ñooñu xam nga loolu mënul nekk loolu moo tax ma teggi tànk te it nag su continuer lii man damay dem ba dutuma ko def dama koy bàyyi complètement waaw loolu moom parce que man mënuma ni damay nekk ci marché di ci perte di am ay jafe-jafe di ko continuer loolu du ma ko def man dofuma su fekkee damay liggéey ci li marché ba mënuma ci gis sama bopp damay bàyyi defi leneen loolu moo tax des na tuuti dootoo ma ci dégg te it loolu moom du ma ko nëbb léegi xamoon nañ ma ci waaye comme mënu moo fexe ba mu tegu ci yoon ba organiser wu bañ mën cee jëriñu réew mi gis seen bopp ñu gis seen bopp man dama koy bàyyee ko ñi nga xam ne ñoom la réew mi bëgg ñu bàyyi loolu la nguur gi bëgg ñu bàyyi leen ko ñuy multinationales ak étranger yi la preuve ñu ngi ni ceeb bi multinational yi ñoo koy indi intermédiaire maanaam kooku ñu nommé kooku ñu jox marché bi ab étranger la kon ñooñu lañ bëgg ñun def si marché bi bu ko defee ñun comme ñoom lañ bëgg ñu def si marché bi ñu bàyyi leen marché bi te def leneen loolu laa ci xam ndax comme ni ma leen ko waxee sànq man tooñ nañ ma jël sama 1 milliard ci lu dëgg tëj ma kaso ñaari weer ma leen may laaj pour ñu delloo ma sama alal damp ma liñ ma war a damp ñu boobu ba léegi nanguñ ko def te Big Tigo di Ivoirien defuñ ko dara fay nañ ko 14 milliards am ci loo xam ni ay visa rek lañ ko doon defloo visa ba gars yi arrêté visa yi ñu dédommagé ko pour 14 milliards man nag ñu jël sama alal 1 milliard ci bëccëgu dara kam Sénégal yëpp di gis kenn waxul boobaak léegi mosoo dégg ku ci wax mosoo dégg ku ci wax kan nga dégg ku ci wax ni kii liñ ko def nangam ak nangam maanaam nañ ko amul ak lii kii li tax ñu def ko lii kan nga ci dégg kenn man rek may wax du Sénégal du commerçant du kilifa diine du politicien du kenn léegi nag réew moom da nga fa war a continuer di dem di dox wala da ngaa war a seeti leneen comme man dem naa ba gis ni réew mii ni la mel man li ma wóor mooy samay activité moom ci wàllu commerce dama koy wàññi bu baax a baax waaw xanaa dana bëggoon naa yaakaaroon naa ni am réew mu normal laa nekk moo xam ni peut-être boo ci nekkee di liggéey da nga ci mën a génn dem naa nag ba xamal sama bopp ni réew mi moom teguwul ci yoon ba tax nag ma teggi woon sama tànk te it kanam la jëm de waaw parce que du ceeb rek nga mën a def pour liggéey li nga mën ngaa def lu jeex leneen lu gën ceeb fop te da nga ci génn waaw ceeb bi nag man dama yaakaar ni mission la woon pour man ndax dafa nekk loo xam ne mën la ñàkk réew mi tàmm nañ ko tàmm goo xam ne mënul la ñàkk te bu fi nekk bu fekkee amul kenn ku fi nekk ku koy taxaw ku koy defan ku ci jàpp pour mu tegu ci yoon fa mu jëm du baax soit duñu am autosuffisance te dañu nekk en insécurité wala boog ay étranger ñoo yor affaire bi ay multinational te saa yu leen neexee mën nañoo xiifal réew loolu rek ma ci bàyyi woon waaye nag su am lu muy demee damay mujj bàyyi parce que man it maa ngi bëgg a sonn voilà. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Cap Sénégal naataange ñoo leen di ziar di leen ñaanal jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla nangul suñu jàmm yàlla nangul suñu koor barke alquranul karim yàlla bu mu doon suñu mujjanteelu koor ñaan yàlla defal ñu jàmm jële fi balaa bi mu wàccee barke alquranul karim jël du dëkk teg ci loxo président ak suñu présidente Abdoulaye Fall ak Soxna Fatou Diouf ñuy tatagal suñu gan gi nag Cheikh Moustapha Tall ñoo ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla tawfiq ak taysir yàlla guddal fanam wéral ciram barkeel ko barkeel jabootam barkeel liggéeyam bi jaay rasulullah ok man de am naa ñaari question yu ma doon laaj Cheikh bi ñoo ngi lay ziar bu baax di la tatagal may laaj première question bi mooy
yow dañ laa xamee woon ci filière ceeb premièrement damay laaj yow xanaa yow dangaa soumissionné woo ndax niñ la xamee ci filière boobu te lu mel ni am fi te bokkoo ci man loolu ëlëm na ma wala yow damaa xamoon ni fi nii lay demee wala dangaa soumissionné kenn jëlu la waaw benn ñaareel bi mooy damaa dégg benn kilifa wax ci ceeb bi mu ni moom ceeb bi mënoon na koo joxe ci 270 000 ci tonne ba pare mu yóbbu ko bi fu mu jëm du leen laaj transport ba pare ceeb bu baax ba ndax neen ceeb bi baaxut nee na ceeb bi du ceeb bu baax bi nee na bële bu baax bi américain bi mënoon na koo jaayee 270 000 tonnes ba pare transporté ko bi fu mu jëm te dina ci amaat bénéfice encore dana fay transport bi dana leen jaayee 70 000 ba pare ñu yóbbu ko bi fu mu jëm te ñoom 75 000 francs lañ ko laaj lañ ko jaayee ba pare ñu encore ñu faire transport man ñaari question ñoom lay laaj maa ngi jéggulu Ousmane Sow laa tudd muy Cap Sénégal naataange Parcelles Assainies unité 7 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu loolu rek nga wax noonu dèjà wane na ni mbir mi jaarul yoon ñàkk a jaar yoon googu nag ma xam ni jaarul yoon moo tax bokkuma participer wu ndax man participer naa ba tàyyi te mosuma gagné état mosuma gagné marché état pour yow nga xam loolu man benn yoon laa mas a gagné marché état pour 3000 tonnes la woon xaw ma 4000 tonnes ci jamono yàgg na 2000 yàgg na daal 2002 2003 léegi nag waa pharmacien wa ñu nommé ko ci poste ministère boobu mu ñëw rek arrêté marché yëpp te fekk man a gagné naa bañ war maa defal contrat mu bloqué lépp 6 mois après la soog a reprendre affaire bi loolu lañ mën a livré man leen man marché 6 mois bu ma gagné depuis 6 mois nga bëgg ma livré ko ci prix boobu mënul nekk waaw léegi nag bu ngeen ma fayoon man naa leen ko gàddeel ngeen fayoon magasinage comme yéen nag da ngeen a bloqué fayu leen avancé wu leen bloqué affaire bi léegi dañu mën a defaat beneen appel d'offre wala ñu xoolaat sama prix mu ni ma daal man boo mënul livré noonu alors dama koy annulé te fekk man jotoon naa commencé sax seen livré 300 tonnes commissariat sécurité alimentaire parce que colonel bi moom ma ñaan comme xam na ni maa gagné marché muy naa ko dimbale livré ko 300 tonnes le temps que këyit bi pare bi ma ko livré amul këyit amul contrat xam nga léegi ba waa ji no rompre contrat boobu ma anday caxat mu def dëggam daal li koy romp yàlla def fan yooyu la ma encore lañ ma téye ci dossier boobu ma leen doon wax 2004 parce que da koo téye lu yàgg 2003 la waaw ñu dem ba 2004 ñu demee 2004 ñu téye ma bi ma téye fekk moom jël na marché bi jox ko keneen kooku livré ceeb ba ceeb bu bon mu livré ko waa Yoff yi ñooñu génn ci télé bi rajo yi wax te prison ba laa toll dégg boo ko waa ji Farba naan ceeb bi man maa leen ko livré woon ceeb bu bon boobu maa leen ko livré woon te man yàlla xam na ni sama livré wu ma leen parce que dafa annulé contrat ba pare man fayuñu ma sama 300 tonnes yi ba léegi kon man au ma chance ak état am na bis je crois ma livré leen valeur 300 millions xaw ma 200 millions 300 millions waaw boo xam ne ay ceeb la woon encore muy deuxième fois ba boobu Idriss Seck moom lañu moom lañu nommé premier ministre xaw ma quelque chose comme ça mu ñëw ni moom it këyit yëpp moo ko war a signé convention yi maanaam contrat yi moo koy signé ñu bloqué ko fekk xaw ma dafa feebar xaw ma lan affaire bi ma sonn ci sonn boo xam ne man ne ca laa jóge ni man duutu ma soumissionné état au ma chance am ak ñu alal état moo demee noonu mais man au ma chance mosuma cee lekk ñaari dërëm moo tax man am na beneen appel d'offre boo xam ne def nañ ko commissariat sécurité alimentaire ma ñëw postuler remplir te ñoom da ngay joxe ay maanaam contrat appel d'offre yi bokkul appel d'offre bi dafa am ay critères nga déposé ñëw ni dañuy tel jour lañ koy dépouiller nga heure sangam tel place nga ñëw ñu ne renvoyé nañ ko ñu renvoyé dépouillement bi xam nga kon waroon nañ jàppaat beneen bis bu ñuy renvoyé buñ koy wàcc buñ koy kiyaat mais dañoo jékki-jékki rek génn seen liste daal di def lu leen neex man ca laa jógee ni man duutuma soumissionné moo tax bi ma ko déggee it ma daal di ni man duma bokk ba pare nag bind nag ministre bi xamal ko ni ko nag waxuma la man bokkuma déjà waaye nii nga ko bëggee defee boo muytul la muy jur du baax bon bu ko defee noonu waaye gis nga tey biñ ko defee pare li ñu gisu ñëpp gis nañ ko
prix yi affaire dara leeru ci ay montant la ñuy def amul prix amul dara te kooku noonu wax 270 yooyu man dégguma ko mais xaj na yow xam nga ko donc loolu mu wax rek wane na ne affaire bi tegul ci yoon transport bi noonu la am na ci transporteur yoo xam ne woon nañ fay wuñ dërëm gasoil la ñuy laaj ñu jël transport bi jox ko kenn koo xam ne ay milliards lañ koy fay ceeb bi it aussi gis ngeen ko prix bi ñu koy jëlee kee mën naa joxe lu ko gën a yomb te yëgu ko bay bokk bu ko yëgoon bokk kay lu leer na affaire bi daal kenn leerul donc loolu ñëpp xam nañ ko waaw loolu moo ci ne bëgguñu affaire bi tegu ci yoon bëgguñu affaire bi leer moo tax mu demee nii mais bañ ci dalay wax ak léegi bu fekkoon bëggoon nañ ko régler organiser woon nañ ko bu yàgg parce que 95 ak léegi 25 ans la du 25 mois 25 ans 25 ans ñu nekk ci galère bi 25 ans ñu nekk ci ay jafe-jafe 25 ans ñuy wax man nag ku sonul man damay bëgg a sonn te man soo moytul damay bàyyi am na nu muy demee dootu leen ma déggati ma wax ci affaire ceeb parce que bis moo ko bàyyee ba nekk ci leneen li wóor mooy kenn dutu man mën a wax loo ci ceeb te dutu ma ci joxe benn xam-xam dutu ma ci joxe benn xalaat voilà bu boobaa nag lay gën a neex yaakaar naa parce que lu bon man mi fi nekk di wax ak néew lu bon xañ na buñ deful sax nit ñaa ngi xam tey mu ngi tax sax ñuy xaw a def tuuti lu xaw a jege sax li ñu war a def waa xam ne waxuma laa nag bi nga xamee ni bu ñu demee ba kenn nekkatu fi di kaas wala kenn nekkatu fi di wax boobaa nu luy mel luy am boobaa est-ce que boobaa musiba du am voilà jërëjëf. waaw salaamaaleykum waa mouvement Sénégal naataange ñu ngi leen di sant bu baax di sant président di sant notre cher invité président Moustapha Fall Badou Ndir modérateur ñu ngi lay ziar lu bari xam naa dañuy jaajëfal président rek ku ne xam na ne fi mu ne nii amuñu jot ok jërëjëf ci disponibilité bi li may njëkk a laaj mooy ndax état Sénégal moom dafa war a jar rek ci opérateur ngir mën a jënd dara ndax nguur gi am na jumtukaay wala am na lu mu teg noo xam ne tey situation yu mel nii su bëggoon tëb rek jëndi ceeb andi ko ci réew mi mu jaar ko jëndali ko boppam wala par force dafa war a jaar ci opérateur. sama ñaareelu question bi damay laaj ceeb bi ñuy béyee ci Sénégal rawatina vallée du fleuve nu ñu def ak moom ci commande bi tax dugal nañ ko ci bu baax a baax waaye tamit lu tax ceeb rek la dugub ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi koy béyee ci réew mi lu tax boole wuñ ko ci li nga xam ne moom mooy mbir mi war ko mën a dimbalee waa Sénégal ndax ceeb rek du dund jërëjëf. daa di wax ma fàtte présenté wu Alioune Badara Gueye la nekk coordinateur CAP SN bu Sokone jërëjëf président Moustapha Fall. mu ngoog Moustapha Tall la bëgg a wax di yëgal bu baax ci jaawale gi diggante Fall ak Tall di ci yëgal bu baax nag waaw ay Moustapha Tall moom yaakaar naa ne réew mi koo xamante dégg nga ko. donc comme sa question bi mooy ndax état mën na dem jëndi marchandise bitim réew indi ko état mënul loolu état du société état caisse la yore maanaam di encaisser ay taxes ak yooyu di ko def trésor di ci fay impôt di ci fay fonctionnaire yi donc wala bu fekkee am na marché public boo exécuté mu fay par trésor mais amul këyit yu ko may mu importer dem jëli marchandise bitim réew amul banque bu ko ubbi lettre de crédit loolu bu liggéeyam daal donc état li man mooy commandé te loolu bu ko jëndee ci sax na Sénégalais yi mel na ni moom moo ko jënd parce que Sénégalais yi ay njabootam lañu li ñu am fii lay des dañu fay impôt di fay am ay charge di investir ci réew ñooñu sotti ceeg def ci la rek lu nekk ci loxol commerçant yi moom lu nekk ci loxol état amul différence li bon mooy nga jël alalu réew mi jox ko ay étranger comme niñ def ci Bittigo boobu jox 14 milliards mu dem ak moom jox ko ay marché mu dem ak xaalisu réew mi jox yenn monopole yenn étranger yi mu société étrangère yi bu appel d'offre ñëwee nga privilégié étranger yi bañu privilégié na si loolu mooy daane réew mi parce que alal ji day gën dem bitim réew mais bu fekkee alal ci doomu réew mi lay des te ñi liggéey loxoy liggéeykat yi la nekk ñoom buñ ko jotee dañ koy investir ak ci réew mi ngi mel ni dafa jóge ci loxol état da war a delluwaat ci loxol état waaye bu jógee ci loxol état dem ci loxol étranger day gën dem bitim réew loolu la ñuy wax léegi nag li nga xam ne moo ci nekk mooy état moo war na orienté njënd mi mu fexe ba mu dem ci loxoy sénégalais yi am na ci droit xoolal tey français yi mosoo gis marché français di jox marché benn nationalité bu dul français même société française yi bu ñu demee bitim réew comme lu mel ni Eiffage benn exemple fii ci Sénégal
Eiffage bi doon defal autoroute bi mu paree station boobu nekk foofu ci autoroute bi ku mu ko jox ko Shell de jox ko américain jox ko anglais jox ko Shell jox ko mobile ki mu ko jox ko BP kan la ko jox Total français la loolu moom noonu société yi français yi di comporté woo état français di ko comporté woo ñun loolu la ñu war a def mais ñun duñ ko def ñun c'est le contraire ñun kenn bëgguñu te bëgguñ suñu bopp li tax bëgguñ suñu bopp mooy bëggante wuñu sénégalais natt boobu lañ am xaw ma fu ñu toppee xaw ma étranger xaw ma colon yi la xaw ma nu ñu yàlla bind la mais en tout cas loolu lu ñu war a xeexal la lu ñu war a xeex ak jikko bu bon boobu muy bañante gi nga xam ne moom la sénégalais bañee moromam wax bëggante gi ci làmmiñ la rek waaye boo xoolee profondément buñ demee ba ci biir bëggante bi ni war a mel du ñu mel maanaam ni ñu war a jàppalante du ñu jàppalante ba ci booy xool ay comme ni ko waxee toujours booy rey say mbokk booy rey say noonu say mbokk yi njëkk a jeex su mbokk yi jàllee dëkkandoo yi kon kay mooy xool kon war nañu xoolaat suñu bopp mbir mi loolu rek la boo gisee jafe-jafe yi am du dara lu dul sénégalais yi seen bopp ñoo bëggantewul sénégalais yi seen bopp ñoo jàppalantewul te pour ñu dem il faut ñu bëggante il faut ñu jàppalante di yëkkate doo du tëralandoo ku ne sa morom gënal la sa bopp noonu la mag ñi njëkk ji ne loolu ñu def loolu la taxoon ñu def li ñu def waaye ñun moom dañoo ñëw diviser wu ku ne nekk si roq commerçant yi mënuñoo ànd nekk benn kenn mën la ànd ak sa morom def lenn mu sotti waaw kon nag mbir mi ci ñun la du ci étranger yi mais ci ñun la kon dañoo war a xoolaat suñu bopp réew mi maanaam te loolu it nag kiñ ci war a mën a gën a njëkk a dimbali mooy état moo war a fexe ba di ñu boole fexe ba def nekk un père de famille di rassembler njabootam leen organiser ñu yëkkatee doon te loolu état moo ko mën a def mu sotti parce que état mooy bàyyi ñëpp ku mu ni toogal nga toog ku mu ni tëddal nga tëdd ku mu ni taxawal nga taxaw waaw loolu moom yàllaa ko def pouvoir boobu lañ ko jox comme ni pouvoir bi ni sa waajur amee pouvoir ci kër ga yilif njaboot gi noonu la état mel waaw kon nag kooku dafa war di xalaat en tant que bon père de famille yemal la ñëpp bañ naan kii yee sama mbokk wala kii yee sama xarit wala kii yee sama militant xool ki méritant ki gën a méritant mu jox ko bu ñu jeu yi di dox normalement maanaam lu muy def lu ne mu def ko ni nga xam ni yemale ñëpp ku ci ne kenn bañ a ëppale bañ a favoriser kenn ki ci wërsëgam nekk mu gañe ko bu ëllëgee bu nekkee tuur keneen kooku gañe ko noonu rek la mais na nekk dans la ci transparence na nekk ci kaw yoon noonu rek la gerte ceeb bi nga xam ne moom la ñu wax aussi ñu naan autosuffisance gis nga ko ba ñu ngi ci 2020 autosuffisance amuñu ko parce que buñ ko amoon tey ceeb bu toll nii ñu koy jënd war ko dimbale baykat yi war di mu néew ji doole yi ceeb bi tey waroon nañu mën a am luñ jënd ci réew kiiw ceebu vallée bi mais ceebu vallée bi amul dara nekk ko benn kilo de sucre donc lépp ay importé la ceeb boobu ñu wax nag dafa bon naan ceeb bu baax ak ceeb bu bon amul ceeb bu fi bon ceeb yi fi nekk ci baax na bokk yi ma gis bokk li ci nekk kay mooy système bi ñu koy defee moom la ñu décrier waaye ceeb benn bonus waaw ceeb bu ñu leen ci jox it xam leen ni ceeb bu baax la nit ñi dañuy wax rek voilà jërëjëf. asalaamaaleykum waa Sénégal naataange ñoo ngi leen ziyaara bu baax te di leen baalu àq te di leen baal di remercier sunu gan gi monsieur Moustapha Tall ñu ngi lay remercier bu baax a baax kontaan bu baax ci nga dugg si ci sunu groupe pour leeralal ñu bu baax a baax macha allah li ñu lëntoon yépp leer na macha allah ñu ngi lay ñaanal yàlla fay la te defal la jàmm bu bari lëntoon na suñu bopp te leeral nga ko ñi fi jaar ñëpp di poser question maa ngi leen di remercier macha allah man la Adja Fatou Diouf présidente nationale des femmes maa ngi lay ziyaara bu baax di remercier président mi ñu indil nit ku mel ni macha allah xarañ ci la muy liggéey kontaan nañu bu baax jërëjëf. salaamaaleykum la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange di yëkkatee ci kàddu di ko rotal ci biir ëtt bi mu jëm ci bépp membre parti la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange ñi ngi njukkeel ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi toog di déglu te bokk ci woon ci ñu war a poser question ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi ñi tànnoon aussi pour ñu poser question yi ñu ngi leen di sant ak gërëm nii rek lañ koy defee tey ñu tànn ñi
ëllëg ñu tànn ñeneen pour ñu poser des questions waaye modérateur bi aussi Badou Ndir ñu ngi lay sant ci taxawaay bi rafet na di beral sant ak ngërëm suma xarit suma frère Moustapha Tall di am mbégte ndax xat-xatu jamono liggéey wàcc war a dallu ñëw nangul ñu toog waxtaane li nga xam te ni ci réew mi la surtout li nga xam te ni nag dafa nekk loo xam te ni yow danga kee am xam-xam bu màcc kon boo ñu ko nangulee mbégte lay doon ci ñun jërëjëf mon frère réponse yi leer na xam-xam baa ngi fi donc li ci des rek mooy defaraat jàjj yi te xam ne après Covid bi dañoo war a soppi doxin ngir Sénégal am beneen xar kanam bu bees ba askan bi yépp mën a gis seen bopp ci xar kanam boobu ba naataange gi ñuy woote dal képp ko xam te rek doomu Sénégal nga jërëjëf mon frère jërëjëf kontaan nañu di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan jàmm ji di sax di law ba faw asamaanu jàmm duñu tiim jant xewal di leeral yoon yi ñuy xuus ci keppaaru bànneex ba ànd ak yiw jërëjëf mon frère kontaan naa jërëjëf mon ami kontaan naa jërëjëf waaw man it maa ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation bi di rafetlu question yi ngeen posé yëpp waaw te yaakaar naa ni li taxoon ngeen posé ko am dégg tontu naa ko ci li ma man sama kéem lay kattan pour leeral comme nag yàlla dimbali nañu ba ñu man koo leeral ba mu leer ci seen bopp sant nañ ci yàlla bu baax a baax gannaaw bu leen sant nañ yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi di ñaan yàlla ñu yàgg koo teewe di ñaan yàlla ci weer wi nga xam ne muy weeru kooru mag wi ñu dugg tàmbali ko ñu fi tey ak ñenn ñu bëgg a tàmbali suba yàlla lañ ci dugg ci bismillah rahmaan rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla nanguñ suñu jàmm yàlla yëpp nanguñ suñu koor may ñu wér may ñu sutur may ñu xéewal may ñu naataange yàlla mën na ko yàlla ñu ko defal te ñu fekk ayaan yu bare jërëjëf